Good evening to each and everyone that is watching Teledal TV. Today we are here at Tranking, the man of the moment, the man that everyone loves, the man that loves his country, Lamin Sima. Today he accepted to lead the APC party, and Lamin Sima is someone who was in the NPP, and he was very influential to the NPP party. Now he has formed his own party and announced the candidacy to lead APC. mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax di leen xamal ne rek ñu ngi fii sa Tranquille Tranquille place la bi nga xam ne foofu la Lamin Sima dëkk tey nag mu ñëw nag oote mbooloo oote daje pour wan ne moom nangu na pour jiite parti bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee APC. APC parti bi es la bi nga xam ne Lamin Sima moo koy boot di ko jiite waaye namit ñu am fa ki nga xam ne is very influential ñu xamee ko nag si Keba Madi Bojang of the former NPP youth president, the former youth president, ñëw na tamit pour join ki nga xam ne mooy Lamin Sima. Gis nañ fi tamit ki nga xam ne mooy Buur kenn la ki nga xam ne ñëpp xam ne ko mu nekkoon APRC nekkoon port mu tamit mu form parti boppam ñëw na join ki nga xam ne mooy Lamin Sima si APC muy nekk lu nga xam ne lu am solo la mbadi ko be molbe ko don laybe dawoda kal tala mo dal ko rek me janle Tranquille bourse bi ning be ngadu mi ya sabu Lamin Sima le wol ko mandi jang bi pour kana ala parti ko do ning ka tan mo la ko sontale ka ning party lead jang sending Lamin Sima is the party leader of APC, the new party with this man Mobi Alongo Gambia be la kanu and then kera nung youth president of the jang and then kera mo Mobi Alongo abinu NPP le bi banana ta ay join wala Keba Madi Bojanti anu nga mo do xana jara yalo ko le ko pour le ko xala people yalo ko nano ka join. I'm Professor Asanje. I am a scientist actually, and I'm a professor at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, and I'm also a scientist at the MRC Medical Research Council in the Gambia. Yes. Yeah. I think we have a different agenda. APC actually came up after careful consideration of the state of the economy in this country and the state of governance in this country. And we have an innovative model of changing the governance and the structural institutions for an emerging Gambia. It's about time we don't do we don't do politics as usual. And it's also about time we don't just govern as usual. We have to bring in innovation into both governance and political landscape in this country, right? Why? Because this country is at a state whereby it could be a failing country if we don't inject some innovations into this country. Most political parties can actually criticize, can tell you really what the problems are, but you hardly see what to change the narrative for shaping the future of this country. And these are reflected in our 10-point agenda. But to summarize is that this country is highly indebted, and we cannot continue to leave or let this country be dependent on aid and also on supporting balance of payment. Getting balance of payment support. We cannot continue to depend on that. We think we are rich enough to generate our resources if it is governed and managed, with credibility, and inject our resources into development programs. That's number one. Okay. Number two. We believe that we have a very high youthful population, and government is not making use of the youths. You cannot actually export youths to go and do farming anywhere country. It doesn't make sense. Government can invest in this country. We have the fertile land. Why? The question is, why do they have to export our youths to do farming for other countries? And related to that,
aren't we interested in full security, in our own food security? A country that cannot feed itself cannot survive as a country. This is a reality. This is the reason why we are highly indebted. This is why we are begging for money, and majority of the money that we are giving, maybe high proportion of them actually are pilfered for self-aggrandizement. That is why we have a rampant corruption in this country, and people have now the mindset that people, rather than productivity generated from every corner of society, including public and civil services, people have that mindset that if you don't pilfer, you don't progress. Why? Because it's the actual governance and the attitude of the people managing this country who have actually given the signal for self-centeredness. Now, our program is different from others in the sense that we are fighting for a sense of common good. That is, we are gearing ourselves for productivity, so that everybody can see itself into the product. But we are ready that with that productivity and innovation, we can actually catapult this country into a middle level country. Okay. First of all, our vision is increasing productivity to support a viable economy, and bring in inclusion for people to be productive and make ourselves emerging as a middle-level country. And how do we do that? Our mission is to support the people, invest in the people, because that's the key. Invest into our people, invest into our assets, invest into our youths, invest into our women activities, and we will be able to actually produce what we are doing. And we can actually bring development agenda to industrialize this country, not only increase productivity, but industrialize this country. And we need to reform, first of all, the policies that are around, review them, and then make sure they are actualized. There is no point having policies and singing always about it without actualizing them. And that's the major problem we have in this country. We have the capability to actualize, to review policies and actualize what is doable and have a better, excellent outcome. And this is what we will do. Today you've seen this meeting. They are full of what? Women and youth. So just that is a signal that the women, the major strong resource in this country, which are the youth and the women, are not supported. That's why they have all come to answer for this party's program. And this is what we are going to use. We will make sure, we will promise these guys the actual support. This country is rich. It's just that the money is not going to where it's supposed to be. We will be able to generate resources and then support the youth and the women to uplift our majority of our people from poverty. That's a good question, because one of our core values actually is inclusion. And we actually will accept everybody's viewpoint into this. We will have communities, we'll build the party communities, apart from making sure we allow the people in the VDC, the VDC in the various places, apart from them, even they can support any party, but we will allow them to see what our programs are. And politics is not why we came in. In fact, if it is politics alone and political expediency, I wouldn't support this party. It's not that. We want to make them understand that we have to collectively work together. To change this country, it's not APC and it's not President Sima, it's not me, it's not our diaspora intellectuals and the intellectuals within who can change this country. We will all have to come and put hands on deck to actually change this country. And this is the message we'll give everybody. And they will have to accept it, because we are not politicking. And before you know it, we are giving the real opportunity to really, for people to hear us.
we are not interested in politics. The only message we tell them is that we have built our manifesto, and it's completely different from any other manifesto, because usually manifestos describe the sectors. What we did was to describe the problems that are actually prevailing in this country and how we are going to solve those problems. That is actually what we are going to sell to people. We will tell them that this is our program and you can hold us for these programs. And as I told you before, we have just recently published our 10-point agenda, which is a summary of the programs that we will embark upon, for the immediate actions that we will be doing. And we will sell these things, and we want people to believe us that this is what it is. If it is about money, I'm not interested in money. I've worked my whole life already. And as an international person, I'm not interested in money. I've got what I wanted, what God has given me, alhamdulillah. So it's not about money. It's not, and that's the same with our president candidate. He is already operating successfully his companies. In fact, when we are searching for a person with integrity, he wasn't interested because he's comfortable. But we told him that I was looking for somebody who share my conviction, and you are the one. And he accepted. And this is exactly what we want to convince the people, to believe that we are actually for uplifting the state of this country and remove our majority of people from poverty. This is why we are ready to actually fight the battle with people on the ground for the elections. Jërëjëf Badi, ñu ngi sant Yàlla bu baax di wax alhamdulilah rabbil alamin. Li ma wax rek mooy ni tey pour teew fii dafa am solo. waaye wax nga lu am solo. Man civil servant laa woon. I work for 35 years at the ports and the GPA ferry services. Ma def voluntary retirement. Don't support tabi APRC before. Am naa da nga topp APRC bi. Den bi APRC demee bi Jammeh demee den ma ñëw si NPP through suma benn brother suma xarit Dahaba indi ma foofu ma liggéey ak gars yi ma toog ba gisatuma la nga xam ni gis naa ni réew mi dafa am lu mu soxla te mënut a dem to ma ne leen daal lii foog ñu wecci ko waaye dégguñ suma ndigal ma xool ne mënumaa nekk foo xam ni mënumaa gis loo xam ni doy na ma wala lu doy askan te ëllëg bëgguma réccu dara loolu nag moo tax ñun tamit ñu form suñ mouvement di form suñ parti ànd a jubanti réew mi dafa tombé tam réew mi dënga soo ànd a jubanti réew mi mooy suñ parti bi may gërëm suma exécutif bi yëpp maa ngi ànd ak suma chairman bi campaign manager bi ak tamit suñ vice président proposal bi moom tam mu ngi ñëw waaye li ñoo wax rek mooy ne soo gisee ma teew fii Lamin Sima suma broda la suma xarit la muy koo xam ne tamit moom tamit civil servant la woon jógee fa liggéey ak NPP waaye tey mu form parti ñëw ne dañ ko jébal mu invite ma ne ma ñëwal nga fekkale ma to kon foog naa ni ñun su fekkee ñoo bokk benn gaal war naa ñëw pour atteindre loolu so loolu ma fi tax a teew di wane rek ne àdduna jubanti ñoo ma délégué pour man ma ñëw fi waaw soo xoolee lu mel nii loolu rek war na laa mel ni la am na loo xam ne changes because for the first time nga gis ku mel ni Lamin Sima innovate indi lu mel nii di invite yeneen parti leaders yi pour ñu ñëw fekkale ko bisam am na lu mu gis si ñooñu so loolu rek war na laa wan ne la vision bi dafa different policies are different programmes are different waaye ñun ñëpp dañ àndale man dama gis ne moom li moo doxal loolu lay doxal li moo xeex loolu lay xeex xëj na looloo tax loolu la gis si man bañ war a ànd nii waaw ànd bi nag mooy parallèle la moom su fi teewee ma teew fi ëllëg su ma xewlee su ma ko invité dina ñëw te loolu dafa war a am te cëppaandaw la kenn moo war a jiite at the end of the day so yooyu yëpp mu ngi si plan si waaye lenn lu nekk rek dañ koo denc ba si kanam waaw lii si innovate la lii is the starting process of ne ndax bugga na ñoo ànd ëllëg ndax buggu ñoo ànd ëllëg loolu la soo kon ñu ngi wan askan bi ne ñun liñ bugga mooy Barrow must go soo changes bi at the tail end nag yàlla moo xam li moo dogal waaye ñun loolu mooy mébét bi
pour nga xam loolu. ok tey ma dajal nag suma brother ki nga xam ne I was surprised to see him here muy ki nga xam ne mooy Doudou Jatta mu represent GRP GRP nag beneen parti la bi nga xam ne dañoo pour doole ki nga xam ne mooy APC APC tey ñu ñoo wane seen candidat seen candidat bi mooy kan ñu ne Lamin Sima Doudou Jatta ma la jaajëfal bu baax a baax si Senegal TV di la welcome bu baax a baax Doudou Jatta lan nga gis tey yéen as GRP ngeen ñëw doole ki nga xam ne mooy APC parti. alhamdulillahi rabbil alamin sant naa yàlla bu baax di la gërëm di la sargal yow tamit comme tey noo ko waxee rek tey suñ tànga fii nii mooy pour ñëw dooleel suñ brother di His Excellency Modou Lamin Sima ak partem bi es bi comme noo ko waxee ñun tamit we are new party in the Gambia te ñu yëpp benn jubluwaay bi lañ am ñu yëpp benn gis-gis bi lañ am kon ñaari am benn gis-gis foog naa ne dina am solo trop pour ñu collaborer booy ñu liggéey pour ñu mën a génnee dëkk bi si jafe-jafe bi nga xam ne si loolu la nekk kon mu ngi mel ni tey dañ ñëw fii nii pour ànd ak gars yi ñu créer un roadmap bi nga xam ne moom moo ñëw yóbbu towards greater success and stability. waaw so what are the expectations 2026 election mu ngi ñëw what are the expectations and naka ngeen di liggéeyee pour jot the grassroots politicians. waaw foog naa ne expectations are high. because fu mu nekk nii ñun we are a new party. te every new beginning daf dee jafe. waaye we are very hopeful that with the support of the grassroots that we have conquered nationwide. Because man suma booba as an individual crisscross na the length and breadth of this country. I've spoken to women leaders, youth group leaders, family members. te ñoo yëpp assurance bi ma jox mooy la que ne we all know the hardship that the country is facing. te mu ngi mel ne they are all talking on the same voice. so ñun we are going to capitalize on that pour ñu gis ne 2026 génnee nañ ki nga xam ne moom fa nekk ñu samp ay government bi nga xam ne it will be there to cater for the needs and aspirations of the Gambian people. Doudou Jatta yow nga nekkoon someone ki nga xam ne you were so influence NPP party lan moo la motivate nga bàyyi NPP join another party. waaw loolu laajte boobu am na solo trop. ndaxte man képp koo xam ne xam nga ma. si parti NPP nga ma xamee. te nekk naa ki nga xam ne I was very vocal. mun naa wax ne NPP in Serekunda constituency 90% of the nomination forms yi mën naa ko fill. waaye dama dem ba nga xamante ne I can say that I no longer have confidence in the government of Adama Barrow. te parti bi li fa nekk yëpp xam nañ ko. because man suma booba I personally wrote a report on the political aspect of the party from 2016 to 2023. ma outline li nga xam ne loolu war nga problème si yëpp. waaye because the Barrow government is full of wolves in a sheep clothing. gars ñu bañ koo jox report boobu noonu. man lii moo tax man ma génn foofu because I don't have confidence anymore. len soo leen winee 2026 election lan la Gambia di expect si yéen lan la ñoo xaar si yéen. well one thing that we can assure the Gambian people is that the national cake will be shared equally. Go ahead, it will share equally. Share like how? Well, because from lu nekk di gis moo nekk ne ñi nga xam ne they are at the top level ñi nga xam ne ñoo nekk si executive bi. ñoom ñoo nekk di enjoy li nga xam ne loolu moo nekk national cake bi te warul demee noonu. because soo ko seetee fii fu mu nekk nii ñi nga xam ne dañ seen loxo jotul gannaaw mu ëppa kon yow mi nga xam ne yow ministre nga ñu laa fay a very good salary nga war a depend on the national cake is very undone. so ñun as a Republican Party ñun dañ ñëw pour ñu gis ne each and every Gambian mu am the share cake of the national cake bi si li ko amee. ma nekk di wax youth si ñi nga xam ne tey decide angul. waaw léegi lu ma leen a wax moo nekk ne the time for decision making has come because fu mu nekk nii dëkk bi nu moo demee ñëpp xam ne ko fu mu nekk nii saako maalo bi dafa cher dund bi dafa cher understand things are just skyrocketing every day fu mu nekk nii ñu ngi amal shortage of cement démb rek laa laajte one bag of cement mu ngi cost $600 so loolu noonu youth si ñun ñoo war a génn ñu taka suñu dëkk ñu génnee dëkk bi suñu dool bu mu nekk amul kenn kuy jógee si bitim réew ñoo defar suñu réew mi lu ma leen a ñaan Russie mooy politiciens yi buñ leen ñëw ñu use leen jox leen xaalis jox la benn $5,000 nga votal leen nga dem sofa for the next 5 years loolu dafa war a doy fu mu nekk nii
depuis Gambia bu mu amee boppam ba léegi youth si ñoom ñoo nekk di forefront in politique waaye ñu ñoo gën a dellu gala ñu ñëw women si léegi fu mu nekk lu ma wax gay ne nañ leen takku suñu digga ñu bàyyi ngiri ngaro bi ñu bañ a dugg si problème suñ lifin suñ carte bu mooy suñ carte ba suñ carte bi su jotee xam nañ fu mu ko dugalee suñ ko dugalee si box si Adama Barrow nag lu ñu fa doy lu ñu fa jot ñu ñoo ko dal seen bopp macha allah. waaw di la njëkk a wax ne jërëjëf di la wax ne yëngu-yëngu boo gis rek li ko yëngal moo ko ëpp doole te yow xam nga ñun politique dafa yàgg sax suñu deret te loo gis ñu yëngu si rek amal ne am na lu ko yëngal ci loo gis ñu bàyyi rek bañ a yëngatu am na lu ko waral te mbir dafa politique dafa nekk loo xam ne nekk si gis si sa bopp yëg si sa bopp dafa am solo ñun la noon ko na ñu ngi laaj des si gannaaw ku mel ni Yamou Ndaw de gisuma dara loo xam ne mun naa yëkkati suma loxo ne ñun waa Lone Kono kontaan nañ si léegi Yamou Ndaw yaa ngi APC di parti bu es lan nga mooy seen expectation lan ngeen di yaakaar ci parti bii nii soo leen winee 2026 élection APC de dañ jóg pour taxaw jàppale réew mi te xam ne Gambie ñu ngee jooy ku ko yëg ak ku ko yëgut yëpp ñu ngee jooy li ñu jooy loo bari na ndaw ñaa ngee jooy mag ñaa ngee jooy jigéen ñaa ngee jooy soo demee ci wàllu marché bi métti na nga dem si jàngu yi métti na nga dem ci lopitaan yi métti na foo laal dafa métti kon nag APC mu ne ñoom dañ jóg pour jàppale ndaw ñi jàppale jigéen ñi jàppale Gambia mu dem ca kanam ñu puus mu dem loolu moo waaw comme nga ko waxee ñu puus mu dem muy lu am solo tey nag lan man liggéey nga xam ne boobu ngeen war a def especially su ñëwee si wàllu grassroots politiciens yi nga xam ne ñu ngi si woot si ñu si constituency bi lan ngeen def ba nga xam ne ni ngeen mën a mobiliser nekk soo bëggee dem training school xaalis ngaa génne lu bari nga mun a am waaye suñ maas gi nga xam ne baa doole lañ amuñ soo ñu puusul duñ dem nañ tiraay training school yi mu bari skill centers yi ñu bari dëgg la am na de waaye taxu koo bari tey di nga gis ku dem ba grade 8 wala grade 9 mun ta continuer ak di su amee training school mu yomba government bi taxaw ñu sponsor ñu puus mu dem waaw maa ngi noo tudd man Mariama Dabo laa tudd Mariama Dabo waaw maa ngi dëkk Fajikunda soo gisee tey ñu ñëw fi yëfi ciment moo ñu fi indi Lamin ciment ku baax la gisul dara lu dul réew mi fu mu toll ni jigéen ñi xale yi dañ soona fi mu nekk ni dara doxatu si réew mi lu nekk mu ngi seer léegi loolu lañ bugga mu deñ fi dañ bugga réew mi jëm kanamam loolu lañ bugga lan mooy seen expectation soo leen winee 2026 élection mooy luñ suñu expectation dañ bugga dëkk bi si coono bu mu nekk ñu génnee ko si coono boobu noonu loolu mooy suñu yéene ñëw loolu lañ bugga loolu la ngeen bugga loolu lañ da yaakaar nga ne di ngeen win 2026 incha allah loo dégg rek Lamin ciment la Lamin ciment incha allah jërëjëf bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا يشرته ولا غائبا إلا رددت سالما ولا طالب حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك دعوناك كما أمرتنا أجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم ارفع ملكنا لامن سيما اللهم أعطيه ملكا كما أعطيته نبيك سليمان عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum. Auzu billahi minas shaitani rajim. Auzu billahi minas shaitani rajim. Auzu billahi minas shaitani rajim. Nga ala tentu nga kila jayi. Mbe mo be konto na mo yalon koy bote ya kana ma be bi be moto. Kabo musukunda kana ke kunda. sayti gori sayti jigeni ñep la mbe high table o kontona ngey gërem tam high table bi yep Omar top na le executive for member soul Omar top ak executive members yep mbe na jata ba kontona min keta keba ma di bojang ne mu ngey gërem gaynde bi di keba ma di bojang mbe fo bi tan kontona min keta la min jatan jayti ne mu ngey gërem tam gorom di la min jata njaay mbe mbali ke kontona bour ne mu ngey gërem goram di bour mbe na force le di kontona ñima manjang ne mu ngey ne force le di ñima manjang mbe na second le di kontona Ramatulay a Senghor mu ne mu ngey nuyu tam gërem tam jali bu ñuulam bi di Ramatulay Senghor ndeyam so mbe na executive o kontona min keta APC ti mu ne mu ngey nuyu tam executive bi APC ba jatala ñaton kaya koto si honorable Pa Jatta si jiitala musu kunda kata ke kunda góor ak jigéen mag ak ndaw bintala diya mota siyala jang mu ne tey waxam du bari na kontondiro mbala banda minna mu ne ko nuyoo bi mu ngi ko jeexale wala ke tante fongo la président oti yam so saane la président o min keta Alhaji Mod Lamin Sima mu ne moom mu ngi gërëm président am di président yi réew mi di président am moom si boppam si xolam ngana lal ko Mamadou Lamin Sima ngana lal ko to mi bota siarar mu ne mu ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi jógee siarar North Bank West Coast KMC Banjul URR ngebe konto gërëm na leen yéen ñëpp mañina na mo wala mi yalla wala hañi ni mbel wala ni lo ko mi kata Cheikh Omar Sillati mu ne ngay gërëm tam serignam di Cheikh Omar Silla ko ko tax mu ñëmé taxaw fi nganna ñol be konto min kata fongola timoti bebe sirinja timam bi yépp ñoo xam ne moo ñoma ànd nganna sukutan kol konto ndeyam so fongo ta dame wa sukutan bi yépp mbe minatu kontonna ajaratu minatu nan kanu teji ja min keta Binta Jallo ti mu ne mu ngeen nuyu tam loof wonam di Binta Jallo ndela diya mo man ta siala mu ne waxam du bari loo nadiya mo kana bu solle kan mu ne lox waxam ci jigéen ni ajen ko nadiya mo bi na bu solle kan mu ne soo gisee mul wax pour affaire jigéen yi ndol mu sol tolle kabata mu ne ñoom jigéen yi ñoo sonn suwo ko non tolle tabu ñoom moom kër yi dindigol doom yi na alif ndollam soma alifalti ñoom ñooy ëllëg magi ndaw yi ndeyam so saane moom yam so saane mbafula mu sole ko moom mu ngi wax jigéen yi yëpp ali ngan tesidi nebel tola nañ leen taka suñu ndiga ngani Lamin Sima ta 2026 ñu jël Lamin Sima bi dugal ko 2026 biir State House su neexee musolu jigéen yi musolu jigéen yi musolu jigéen yi alay tesidi taka leen seen ndiga wala yami be ñim banko kan mu ne sonn bu nekk si ani ma fa ñoye mu ne suñ leen ko waxul sax mbe nga londe yéen ñëpp xam ngeen iko ke baadi bi kono lola mu ne mag bu nekk si lëndëm ni mool meje su la gaay gisul ike fa ngo jele ko mu ne na président o moom président am ni ajen kale carte fay Lamin Sima 2026 mu ne soo leen gisee mu ne ngeen sànnil président am Mamadou Lamin Sima mo fele mi yala ngani yo sene ata nit ku set mo fele mi yala ay Gambia leje koo xam ne dafa nopp mo fele mi yala ay dindigol buuja moom dafa jox cër ay alfali buuja ñëpp la jox cër ni Lamin Sima moom Lamin Sima last meeting o nga fele ngala bundada mu ne moom dafa ñëw ne bul tikiram everybody is free to enter everybody is welcome ni Lamin Sima amuñ fi xaj ni ndolamu amuñ fi xaj mami sona ibo tala ka duñu suwo ko waaw bar ni Lamin Sima kii Lamin ya Sima kon ko wati soo ko nogee anytime dabe yelli bunta baa ngi ni Lamin Sima moom Lamin Sima bo holal mari fele siri boo xooloo la dee sampa musu ken tawal la mo fele siri jigéen yi seen waaja ngi ni sinkin tel la mo fele siri seen burgun tel la mo fele siri ni Lamin Sima moom Lamin Sima ali nga tanga ni kanga Samba State House ni ala sonta mbe sawa jelale
ndedu wala moɓe kayro le ndeka fo kadu wala mine minna wala sima yati wa sima yata fon konto mu wolti sima ala baraka fly bu gawa akala ta ku ko drone fo bena bi moy ako kukil wolom ñinti ko ba parti bi soso kabiri ñim parti lota dañ ñëw fii ne dañ buga sima jiite parti bi ako kabiri nata jankata lila min sima la ko lafte tele tammi ñim parti ñaato sima tontu ne dina waxtaan ak kilifam ak xaritam muy man sima yo njaabi min na wolom jannen ka kuma faaliye fonni nat ali faaliye kaca ninna musoliye kaca nin teroliye kaca exactly so man ba ma saanee suma kaddu dama leen ne dinaa waxtaan ak sima ako kabira ta fanan biya mu ta ñi ne fonye ko ndenil la min sima be kacalale ñene ma promise leen ako anatam promise ñi ne ko tey mun naa wax ne nangu na ba ma waxtaanee moom ako aron ko bi aba fanye ko sontale pour nga tambal pati ñaato man ma jëlee si kontaante parce que conviction yi sima ak pas-pasam ak dégguwaayam moom rek moo mun a amee réew bi le moo ko mun a soxali ako ata fama nata kontani bawo miro ni xamo ni tañami be simara ka banko samba wala ya kontani nda kontanta go wona baake ñaareel bi mooy ne ako fawande wolom ñinti ko comme ni ko suma xarit waxee Yamso ako comme Yamso Sané min fajal jigéen ñi sonn nañ ci dëkk bi la ako musolo ali patata le de yut si sonn nañ ci dëkk bi amul liggéey fondinkeelu almando ko soto ali patata mo bebe fala bagoy ñuy wax ñu ne nañ jël yut si ñu export leen ñu jagari ñu dem def gardening o ñu dem def farming ci réewi tubaab wala tinne ka fondinkeele ki kata tibabu banko kan yeta ñin gadin do ko wala kata yiri din tombo wala mi yalon ko sakelo fama yale réew bu mun a doxalee noonu banko bi kata no wo ñamade kooku amul ite dëkk bi wo ñaato ta soto banko e léegi lu ma bëgg a wax mooy ne aka lafta min fala wolom ñinti ko naxaate bi nenero ak luñ mun a doxal pour seen boppa mool ka min tamandi faw kugo dina jeex wo bantala sañinde si kanami si ñiitali Lamin Sima akola min sima ñaaton kaya koto dina jeex fankum bantala de du dañ ne fas bi daa bañ a dem ako ni soomon son tala waaye fas bi daa bañ a dem soomon son na tala waaye gaynde bi folo na gaynde bi folo na gaynde bi folo na fu gaynde folee foog fas bi dem ako ni jata funtita suwo pitala won to ñalti fu fas bi folee fu gaynde folee foog fas bi dem ako ni suwo funtita jato wulata no ka be fitala le ya son tala pitala le ba na maa ngi leen a gërëm bu baax aka balu konton na baake comme ni ko suma mbokki sooy Seydou wax ako man ni gol kamin foko ila kijoobe farala ako kijo faratale boobu jeex na bantale te duma wax dara si yëfi Sima yéen ni ngeen ko gisal seen bopp ako man ta fen fala sima to fawle ba jelam fawoy kii nit koo xam ne la ako moro mi yalon ko yàlla jox nañu chance bi ako ala chance le dinna pour soxali dëkk bi pour nga ñimbam ko samba suñ misee chance bi ni nga ñin chance kana so nga fola den lor nañ suñ sët yi lor nañ suñ doom yi ngam di wali tiñan ngam mamari wali tiñan wasalaam maa ngi leen a gërëm bu baax a baax bismillahi rahmani rahim Alhaji Buru Touré ko bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ako alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ako alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax ako ala tentu di julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm kilifa diine yi aka diine ñaatonkol be kontonna di gërëm kilifa aada yi gabe ado ñaatonkol fanan kontonna di gërëm kilifa yu fi teew yëpp kalifal min ben tajang burka bal be kontonna di gërëm jigéen ñi akabe musol kontonna suñu yaay yi mbalu di gërëm xale yi abe bindiwol kontonna fondinkeelu is on allo is on allo
ah maay bi dafa bëgg a yàq affaire waa ñu ngi sant rek xale yi nga xam ne ñoo fi teew abe fendin kele konton na minu benta jang di sant tamit képp koo xam ne kilifa nga te teew nga fi andum kali alfal min be benta jang ba wur ka ba be konton na suma teewaay nag akala taro jang mbégte la ako kontanolom parce que li ko waral mooy Alaaji Lamine Massi Sima ala taro ala na jang mi ya sabu wala mu ala haji Lamine Simati ako tanta bake waaye balaa Lamine Sima ako janni Lamine Sima dama am ay mbokka akay badibul soto am ay xarit ay terol soto ñooñu ñoo ma njëkk a wax mbiri Lamine Sima ako le folo ñi Lamine Sima la ko mo fay ñu waxtaan si ako e kacata la waxtaanaat yow e kacata la ko lay waxtaan ñun xam nañ ko e toli e kacata ndu ya londe di ko nuyu ba konton na di wax ne docteur Dieye sax wax na ak moom ako docteur a fo janne Minatu ajaratu Minatu Pa Modou Diop ñoom ñoo dox diggante bi ako wolle ñin silo tawa Pa Modou Diata waaye loolu ako wo dinaa wane ne maa ngi ànd ak suma exécutif bi tamit aka fana mba tandila fana nala molle nata nala executive suma campagne chairman bi mu ngi ne le akala campagne chairman ba fe janne ñun ñooy ànd ak jubbanti réew mi loolu la suñ parti bi tudda ako etolla ka foto andal jubante réew mi pour nga banko tiling ni parce que aman tiling ka kuwol tilindi min man tiling banko man tiling pour ya tilindi ka jubante loolu mooy jubbanti réew mi AJR kon akoto su fekkee ni réew mi ñun ñëpp di ko laaj ako nim banko be ka wala ñinin ka li ma gën a sawarloo pour taxaw fii ako mi ya wakilindi baake pour ka loja muy Alaaji Lamine Sima wolom Lamine Sima dañ bokk jikko si yu bari ye jikko kende jamal le fala bokk tamit fiñ jógee akoto bota dami Lamine Sima man doomi baykat la akate musama ala di moom doomi baykat la aka fana musama ala xam naa fi mu jógee aka lo na bota dami ñàkk a jëriñoo lay xam ako ke tarole ko si balu liggéey na si nguur aka do ko ke man sa liggéey naa si nguur aka fana do ko ke man sa civil servant si xam nañ seen problème ako civil servant do la diminda tol ye wolo kon foog naa ne réew mi ñimbanko pour ñun ñu ànda pour tole tama jéem koo lijjanti ya ke kilinti foog naa ne warta nekk problème ako man ta ke la problème baykat yaa ngi nii ako sama do ko la bi man maay mbay faali baykat yi akate mo do ko la bay faalonti ñaata at ako sanji jelu léegi ñu ngi wax juróom-ñetti at sanji tan saba be juróom-ñaari at tereti ñaata at léegi juróom-ñeenti at juróom-ñeenti at ñu ngi dugg si fukki at léegi sanji sey léegi ba léegi dara soppeekuwul fam manke no hani sañu yow nga ñëw jël ay teata nga jël nguur yebanko jël li nga xam ne moom la béykat yi soxla woon sama laal la fa minna mooy li nga xam ne moom lañ de jëfandikoo wala kenn fu mu na fam minna mooy tracteur si wala tracteur power tiller si yëpp nga dem round dem nangu ko yowali be ta moolu bulu nga nangu ko si suñuy baay ya tam xaali bulu suñuy chef na chefolu bulu suñuy alkaali suñuy jigéen na jigéen na suñuy ndaw yi na dindiwalu nga indi ko fii anata feejal nga ne xaalis boobu yëpp da nga ko war a jaayaat ba pare nga delloo ko ci nguur gi ako ibe wobe wafulale ako do murundi man sakunda kan ana xaalis boobu nga jël ko sàccaat ko ak sa gaay yi léegi fan lañ toll man na murundi man sakunda kan il faut ya be suña ya sama mun dole mo malo su loolu passé ni wo tambita man si nguur laay liggéey ako mom sakunda do bu abe li may gis si nguur neexuma aka min jaman sakunda man diyaay ban ministre nga gis ñu ne la xëyuñ sàcc fa wala gonta sàcc fa wala si guddi gi lañ fa sàcc ministre tije mi alon ko safa ko suñaro ke jela nim fete ko be tiñanta ministre tije min be taguka ban institution nga wax ne amul luñ fa sàcc itabdula fola gambia jando budula mi alon ko imam fen so de be min suñara su fekkee ne justice sax dañ fa sàcc ani justice mi me wara rintili wala magistrate yi nga xam ne ñooy def code sax ñuy sàcc foofu han magistrate la ko ibnu ka kitiyo ke kon ñun fan lañ jëm ndol kata mun ton ñu ma ok da nga bëgg ma stop non suma time jotam léegi li ma wax rek mooy akabe min fala wolom ñin lu bari lañ war a liggéey
do jamala nyanta do li ma teewloo fii nag akate la tawo jang ñun ñu ngi doxal suñ parti ako tol la parti kan jakanne moom mu ngi doxal pateem abala parti tamandi kan Keba Madi Bojang ngi doxal pateem Keba Madi bala parti tamandi kan Mr Honorable balal ma de bi ma la gisee xameewu ma la parce que yow liggéey nañ dem nañ ci foro yi man maag yow ak Yaaya Jammeh ako honorable top le fateg lii dafa nekk loo xam ni dafa mel ni nga indi bool rek ne nañ bokk ñu lekk ko ako bu ñu montal ro kana bolo fe kalo nin ka do mu ñoko kon Sima Lamin Sima pour ñu jox la ni pour sa fa ko dinañ liggéey ako mbe do ko réew mi moo ko laaj tom koy wala ñi nin ka kenn nit mënu ko lijjanti moo kilita kala no waaye am na sega boo def ako kuutu jere min dasata bi ma ñëwee gis honorable Keba Madi Bojang ako kabira nata Keba Madi Bojang gis suma boppa fama te jang gis la ay Lamin Sima kon yow sa tànn bi rafet na o taala taja fete ya tele kon li ma wax mooy abe min fola wala ñinti ko oncle wax na ko docteur ya fo janni xam naa ne forêt yi ñi amee forêt bi ya mi forêt soto tey duñ nelaw wolta sino la bi de parce que xam nañ ne àll bi am na lu fa dugga yàlla ne ko min dun ta ci fu ko do bi te dañ am laysin yàlla ne ko do sino soto te ñooñu dañ am laysin pour gor garab yi andu wala la sino soto fu ko déggu leen ma de déggu leen li ma wax de akali altulo wala kam fo de man or na ma ne am na ñoo xam ne duñ nelaw tey aka yàlla ne ko woli fi jël min ne ta sino kon maa ngi dem Kaolack ababita Kaolack dama am programme foofu ay programme o soto je 16 édition boo xam ne ñu ngi ma invite foofu laay dem nii ya invite Kaolack ale ajante tala waaye mënu maa ñàkk a teew fii bara tala no ji amam futa jan di ñaan yàlla ni ko imam bi doore si ñaan akabe ala talla dal la imam ye duwa min folo yàlla nañ ko continuer noonu foga continuer wo bañ am ndam ci réew mi foga ñaata taso ba ñim banku yàqkati réew mi ako tiñar lal min be ñim banku ñun wattukati suna lañ xam nga suna ci àll bi suna waaw dugg am nga picc yu ñuul yi ko dee lekk waaw dañ dee riite ba sonna duñ nangu waaw xam naa ne honorable moom xam soo ñooñu lañ bëgg a génne si dëkk bi akoy lafta wo suna do mala kunon le bay la ñim banku kon ñu ngi leen a sant di leen gërëm abe mol templa be jayla di jéggalu wax ji yàgg na ako dia mo jam fata waaye li ci kanam raw li bët ñu ngi leen a sant di leen gërëm Keba mu ne assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin Keba mu ne alhamdulillahi rabbil alamin 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 ala tentu mu ne mu ngi gërëm yàlla mi ye bi no sindi kamma be dijam moom mu def tey bés bii nen ko be mo be to fola mu ne su fekkee ne dañoo war a nuyu ñëpp sa mistake ko so dono diamoto waaye dina juum par momo benta jam te ñoom ñëpp fuñ tasee min benta fewo ku fa fekkee yami invite wo kuñ invite nge be tentu nge jayi mu ngay nuyu ku nekk sa tur ak sa tanta dina gërëm e bela banko le jarate wala si yéen ñëpp seen réew moo leen jaral lii maintenant NDP mol kontona mu ne mu ngeen nuyu NDP executive mu mebe executive am bi yëpp ñëpp ñoo xam ne ñëw nañ fii maintenant presque no kontona mi yàlla wala Lamin Jaatati mu ne mu ngeen nuyu président am di Alhaji Momodou Lamin Jatta chairman West Coast nge be konton tol ni konton mu ne mu ngeen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant berin katon fo koyna from Katong be Koyna fe wo fe mi yàlla ben tol koma képp koo xam ne mu ngi si gannaawam moom ba fo le nge be tentu nge jayi mu ngi laa nuyu di la gërëm di la sant dalilol lay atin nan tol wultade mu ne lu tax ñoom ñu jóg kontanta baake simaye in ba jantude anala kafo moɗo mu ne kontaan na trop pour am invitation bi from Momodou Lamin Sima anala kafo moɗo APC ak képp koo xam ne mu ngi jógee APC mooy ñun ñii kontanta lallo ñala baake kontaan na si suñ taxawaay because alla banko la jartal ye mu ne suñ réew moo ñu jaral lii yëpp wala yatin naale wulta looloo tax ñun ñu jóg moo bi ka wulye ɗum fento e man fenje min me ñaafa mu ne képp koo xam ne dafa jóg si loo xam ne dafa ubbi botam mu réyal botam pour dog mburu dogit bi moo tax nga koy dog jigita ko APC nkolu mu ne moom gëm na ne APC ye fenne je min me ñaafa mu ne gis na ne APC dafa am luñ gis min me ñaafa loo xam ne dafa fees ne seen bët feesut seen bët sori wala ye wulindi looloo tax ñu jóg
the same thing ne NDP fana wala mu ne loolu moo jógal moom ak partem bi wala yaati na woton tol be ko ko ton damal ne takala Clinton be kala mu ne looloo tax lépp loo xam ne ñu ngay dox dañ war a nekk benn dala kumo bi dala minga wala the other parties of this country mu ne moom waxam mu ngee dem si yeneen parti mbesa lon kon tol be mo opposition wala mu ne nañ xam ne ñun ñëpp léegi opposition lañ mbe ka finkilin ne bonni nin tan wala mu toñaati mu ne ñëpp dañoo jóg pour am dëgg mbe ko wala bento wala mu toñaati ndum dëgg moo tax ñu jóg ñun ñëpp dañ ne dëgg moo tax ñu jóg daka min fo wala bento mu ne ñoom lu ñooy wax mooy simaɓe min fo ka wala bato simaɓe min fo ka nala APC wala beeto mu ne sima su fekkee ne lu moo wax moo nekk si ñoom moo nekk si ñun loolu moom moo nekk dafa naa ni na NDP tam min fo wala bento su fekkee ne yéen tam NDP loolu moo nekk si yéen ani other political parties ak yeneen partis yoo xam ne ñëw nañ pour ànd ak ñun nin tan no other political parties ak yeneen political party ni ya lon koy paré la pour nga banko bondi abe min kon su fekkee ne dañ bëgg ak ñu génnee réew mi si loxo yu mu nekk ibe fintina nga kenn kilonti nga jako nga ñim banko bonda be bulo min kon leen ñëw ñu bokkatu geena ñu make sure ne génne nañ réew mi si loxo yu mu nekk bayri mbe nga jële min be keri wo waaye ñëpp xam nañ lan moo nekk si réew mi wal ni min fana ya je ko min be keri nga be daate te fele su fekkee ne yow gis nga ne lu nekk di dox si réew mi moo la gënal amanjara moni moka ñone ñing ko la jarut ñu sagante dara debe na bu ngono min bi je nga wolon moom néegam ak man suma néeg lu fa nekk xam naa ko wodon danga je ko am be ngole en defintindi mu ne moom gis na ne néegam lu fa nekk jagut looloo tax mu génn min be kerim banko ka wo man be wole suma néeg lu fa nekk jagut looloo tax ma génn min be ke kam banko ka wala man ñaafa wala en fintindi mu ne lu nekk di dox si réew mi moom moo feesu botam bi looloo tax mu génn woto nin tan non tol opposition parties bebe wala fuka mu ne su fekkee ne ñun lu ñooy wax opposition parties yépp minan nan beta kankilon fola lu tax duñu wax benn language wala yaati nan tol nin slogan nata wala tina ay looloo tax nin kaw nata looloo tax su kaddu ñëwee ko wahidun wa wahidun mo be sa lonko ñin nam ko mot nañ xam ne yàlla benn la ando ngamira nimbe ko ala mu kilimolti nañ xam ne yàlla benn la te ñun ñëpp suñu waxee ne yàlla benn la woto ni ala mi ya lonka ko wala ñanta kelati ala su yàlla waxee ne lii mooy xew na ko min ñanta kelan tol la ñaaton kooti su fekkee ne wax na ne ku war a nekk ñu gambianol be bulo coodala gambian yëpp point ko jox ko loxo na keta doron gambia be som fondinke be som muso be som dina ceeñ fondinke be som muso be som mu ne xale yi youth si suñ nangoo problème o min be banko ka ben tolle kuuto problème bu nekk si réew bi ñun ñëpp la suñ bopp yi la musol nim fondinke bi mu ne youth si ak jigéen yi because mbenga lon ko ñun ñëpp xam nañ ne biti loola problème ol min be keri tey loolu nekk di dox si dëkk bi ni yaayta je ko jamal je ko yembe ñi ninka dool bi dawol wol man futude mu ne société si youth si toog fii am na ñu bari ñoo xam ne sëyuñ de jumala bi jam mi man la fuka futu ana kan moo fi nekk ku bëggut a sëy ba ni futuda ni ta sambalo ne sa futu soo sëyee naka ngay mun a yóbboo sa njaboot ak sa jabar ni ya lon ko toro la be tarale je ta dun naje mu ne soo xamee ne soo ko sëyee problème la naka nga koy def woy batale la fa loolu mooy yokk coono ni yaje crime rate fana tata santo loolu tax tam crime rate baa ngi éeg ni yaje crime rate tata santo loo gisee crime rate di éeg fondinke na man do ku soto mu ne youth si suñ amul liggéey ayay ta badata bana fa ba balundi kala ila bun kono mu ne mu génn di doxantu bem yàgga bem sonna ñëw mënut a jëriñ yaayam mënut a jëriñ baayam wala ba balundi kam birala dindi yato mu ne ñooñu ñu ko doon dundal depuis bu mu nekkee gune ya balundi fa ake bayata mu ne ñu dundal ko ba mu mag woman na ku soto na ñanta min wol bata min be ka ba bonni la no ñaadi de mu ne kooku ñëw war a ñëw dimbale yaayam waaye njëriñu gaay ñaba fulandol la wala ba keke la alfa ñeneen yaa ngi ko defal seen bopp waaye moom yamira ni xamo bala nay pa modou la sadio jata su ñala ba mu ne su gisee hari pa modou nda du ko sàcca da koy sàcca ngani résit ngani dalilo samana min kama mu ne soo gisee mu indi exemple bi a dalilo mu minti wala mu ñinti if you go to court house today mu ne soo demee si place yi attekaay yi tey ni e fondinkel je e bulol handkof ñoo bala ha fo be suñaro taka ceene leen mi yaano man ka koy ma xamo soto de
mu ne nekkul ne amuñ soxla de amuñ xel de amuñ am pasperi ite mo jela suñarola ñimbanko kam mi yalon ko aɓe dahari ne koɗo babulu feŋo babulu nafulo babulu ala everything is intact woyta suñarola al nene yaja jumalla ñimbanko kam hani woman soto mu ne soo gisee xale yi di sàcc xale yi nga gis leen ñu ngi leen a takal seen poos moo jotu seen loxo moo jotu seen gannaaw soo gisee loolu nga xam ne réew mi jaagu man sa kum dala do ko lom pour yew bu dal yele molié mu ne réew mi moom ay government moom moo war a defar loolu fondinke man potna ko man sa kum da ko do lam bulo ko non sulata ko di keso mu ne xale bi ñëwut ne nguur tekkal xaalis suma loxo dal ye bu dal le yele ñe pour fondinke le do ko soo leen ñu ubbilee bunta ñun liggéey ne wo bu dal be soro ni woto gambe fondinke la ko kali fanna yooyu tëjoo naka la ñoo mën a amee liggéey Gambia fondinke la ngakum kem fanna mu ne Gambia youth si nañ leen def ndox suñ bopp wala ben dahandila la baraka baake alhamdulillahi rabbil alamin président Sima mu ne alhamdulillahi rabbil alamin nga ala tentu mais maɓe ni mbiñon lungola si bes mbe professeur Dieye Kontonna mu ne mu ngi nuyu professeur Guèye andum mba nimbarala fana mu ko gërëm di ko sant ay korejo men dinna si courage ko jox ana yamarol men dinna ak advices yu ko doon jox kabrin du dañu ko kono depuis buñ duggee si léegi mbe musumañol Kontonna mu ngi nuyu ñaari jabaram yi ñima satu ani Ramatulaay ak Ramatulaay mbe Palamin Diatta Kontonna mu ngi nuyu Palamin Diatta ani Omar Top ak Omar Top ani Mam Thierno ak Mam Thierno Diallo ani executive men be botanang santore natana ak executive bi yëpp ñu jógee si kaw gi ñëw mbenna musu jato Kontonna ngeen nuyu gaynde bu jigéenam Yamso Sané mbe Minatu Sibi fanan Kontonna mu ngeen nitu ay jaratu Minatu Si mbe Bu Touré atatale bari mba Kontonna mu ngeen nuyu honorable Bu Touré dem na nag waaye koy gërëm mbe mbari musu fulol Kontonna bi jam Fatou ñol ani Fay ani mu ngeen nuyu Kumba Fatou ak Fay benna broda sol Kontonna Boañol mu ngeen nuyu broda Sami ñoom Boa ani mol men be botanan Kanikunda ak ñëpp képp koo xam ne mu ngi jógee Kanikunda ñëw fii tey yela haajo be bula bàyyi seen soxla yi yëpp e kana maɓe jam ñëw fii pour bés bi tey mbeede faw Pamodu Kontonna mu ne mu ngeen nuyu man mii Pamodu Diop ani Jamanti ak Jamanti Allah kata kool ak seen liggéey bu baax kabri ñing wato men nga ñing kool koas depuis buñ commencé lii alme foñon dinke taxawuñ si benn yoon lokun saba komantu ñetti week si gannaaw kabral nata jangale ñing kumo foñi depuis buñ ñëwee fii wax ko lii ngam kumo men faale nu lu ñu waxoon mooy walam ko mbe consultational kelale mu ne dafa waxoon nañu may ko mu dem waxtaan ak askanam nga kool koros mu dem seetaati mbir mi parce que ñi mu kuuleti mu ne lii dafa nekk loo xam ne mais alon ka manke kidin kan kuuti nekkul loo xam ne dafa war a topp rek dugg si waaw parce que jikko parce que am yaakaar ba mu ku kolembal dafa diis Allah kumo jaabi lungo mu ne seen ansa wala bi lungoti mooy tey lam lenaa jox seen ansa loo leen ko laajoon 3 weeks ago kabri nga na consultational beke depuis bu mu waxtaanee ngegeenaayam bi nga kool koros ñami mu seetaati mbir mi ñim pati yo ñing pati bi ka fo me APC pati bu ñoo ooyee APC mbe sonna ka ñaaton kaya mu ne andum fana te tam mbe pare la dina pare pour ka combat ñim fees te dina pare pour ñu gëma ko so mbe dalilin dinne fola léegi lu ndaw la le naa wax parce que wato bantale parce que time bi jeex na mais ya sa mais wakilin lu tax loolu am Keba Madi yaa fo janne Keba Madi wax na ko fi gaaral na ko docteur fana yaa fo janne docteur tam gaaral na ko fi ko men be keri banko kan lu xew si réew mi ama moo kumpa kumput kenn ndol nag ñun nag man naa ñëwuñ ka moola ku nooma ñëwuñ pour toppante o moɓe men miralan tolto ñun loolu ñu fogee ñëwuñ pour loolu o manken to la problème oti ñun loolu du suñ problème ndol la problème o menti ñun suñ problème mooy banko kata ñamin réew mi nu mooy demee wole man tol ñaafa réew mi nu moo demee moo feetu andu ndaate kaari ye ñine ke
ñun suñ problème du kii lii la def kii lii la def. ñina ñanta ka kenu lii la waroon a def lii la war a def. dolla haajite wot ñun loolu du suñ affaire. dolla haajoɓe mento ñun suñ affaire mooy. ɓe solutionol nga wolle long solution lañ xam. lafta bulala menu nooma loolu lañ bëgg ñu xam. nga bata bo Gambian kol kan génne coono bi si réew mi. anu mootije te amul kenn. même bentol murundi la komo kuwola ñoo dellu loo gannaaw ñun dañoo dem rek. parce que banko because réew mi. men ka samba lu koy yëbbu. a mankentol ñaaɓe men nekkul ñun suñ bot si kooku la. parce que banko samba ñaa because réew mi niñ koy yóbbu. men ya lon koye wulta kete dema ñu ko xam ne ñoo ñëw pour war a dimbale na. anu e jikko sotoy toto te am nañ ci yow yaakaar. walla suula ko ñooñu seen mbir. walla ñanta kele tela haajoti loolu moo war a nekk yow sa problème. because sañteng léegi nii. banko kan léegi si réew mi. moolu ya jele men ɓe keering ñëpp xam nañ naka la réew mi mel. activité économique activité économique activité si réew mi. a mantara taka ñanta kada ñamin nekkul di dox nu mu war a doxee de. maa fof fankoy tol mantara fenna fande waxuñ ne ñoom nekkuñ di def dara. e tolla xamoo danta woltu waaye ñoom seen xam-xam foofu la des. ila xamoo foofu la em. ñoom seen ene ñoom seen ene. o seen man-man seen man-man. foofu la em foofu la em. ndol ñaaje ko ñun ñu gis ne. ko même bébé keekanteng ñëpp loo xam ne moo men tambida mais o multiply du passé loolu lu ko dabul wose keenole nu te mun naa xew muna sa mantara ka keekan lu tax mënut a xew dol nga o solution ole long ñun ñoo am solution son tol be solution ole nooma ñun solution lañ ñëw pour banko men ko nay boje pour réew mi génn si tolof tolof ba parce que mool batata parce que jigéen ñi ak ndaw yi anu ni memo toña moti su fekkee ne nit yi dëgg nga o ma ñala ke kumpa war loolu warul la kumpa do ko liggéey problème olem problème la si mu ne saabu do ko bu ka sotono lu tax liggéey mënut a am fii men ka saabu do ko ka keno lu tax ñëwul lu war a tax liggéey am fii wala mankita ñim banko kan looloo manqué si réew mi parce que wo koñi looloo tax wala naafuloti wala mooy koom-koom ndol siitale ñun toog nañ kabring independent depuis independent fo bi ba tey ndol bu kam fansu fero keno ñun dañoo mun a xelaatal suñ bopp pour ka économie ñi rejuvenate pour rejuvenate économie bi parce que ntol because ñun kabring independent fo bi depuis independent ba tey nkata sirin ron ka démarro batu dañ dee toog di xaar ndimbal an wote continue la no te loolu du mun a dem bankol tambita wa stage la sa réew yi passé nañ ko ntol ñanta léegi ñun ka balu men na ñim banko kan ñun lu ñoo war a dundee ñim banko kan si biir réew mi fii ntol ñanta ka o keno faye ñun dañ ko war a defal suñ parce que a keña bebe ntol bulo kono te yëpp mu ngi si suñ parce que nga fondingol solo men par la do ko la xale yoo xam ne ndaw yoo xam ne pare la ñoo liggéey nga jiyo soto le men se gol fino am nañ ndox boo xam ne ndox bu neex ye fali ñu mun nañu ko jiyee bagage yi te dañooy sax nga marché o soto le am nañ marché parce que fangol le ba sannam fambulu ñun ñoo koy jaayal suñ bopp jëndal ko suñ bopp mu ne ya sabu lan mooy waral loolu tol be balu la fen fenna ñun lépp loo xam ne ñoom la ñoo dundee kada bondi wandal bangula kana import mu ñëw daf te jógee bitim réew ñëw andun tol bu ka fere keno te ñun di ñoo xelaat dara nga fengol bondi danga exchange dañ waroon a exchange di ko génnee fii di ko export men ni wo kañanta ak loolu ñu equal natra nun ka men import nu su fekkee ne luñ doon di import nga o ñongole funtinde ka burun na luñ doon génnee ñun tam problème tije problème du fa bari nataje fanan ko ñu ngi ñëw gis ne ñanta ka men fanan ka men import fanan luñ dee import a man trantol fon bulo kono nekkul ñun si suñ loxo sa de mu ne jumale kawol natina ñoolu si loxo ñal la nekk men ya lon ko ñoo xam ne ila interest banko la tañato to mu ne ñoo xam ne si seen intérêt si réew rek aman kela suula kooti nekkul si seen problème ñu ne bata natina loolu moo indi problème anu ntol wulutale te ñun giru nañ ka solution o ñinin ut solution pour wo bata da pour problème boobu noonu coono boobu génn nga dang ñu stop ko so kabo bila from today for 2026 foñon dintije noppale ko amul foñon dintije noppale ko amul yo so mbe mo be tendu la ñu ngi gërëm di nuyu képp koo xam ne moom fi mbe jay la jërëjëf dia mo man dia wax nag neexul wato sita wax bi time bi jot na sa ñim patio léegi pati bi Gambia bele tam Gambia be yépp ko moom man tara discrimination la amul kii xaj la kii seen la religion tije xeer naka diine nekku fa
mo bele tamu ñinti ñepp ko mom ñun day cheikh lañ dañ teral jaaxal nak di nampalé ba ndey jor ak jamm so ali nga muta ñoo fe dañ leen ko jappé non ton be nga common objectif soto waye ñun ñepp ñoo set ben objectif comme Keba Madi ya fo ñami nu ko Keba Madi wo xay na banko bondi ñu génné suñu réew so mbeng bulo tilin na mol bela waye ñu ngay gërëm di sant ñepp yon so duwala dua wa yen so duwala wala wassalam thank you déglul okay